dikkati naa loo ci mënti waxi day gaa yaa ngi faat suñu doom yi waa Grand Place ne ma Anta Ndiaye day juróomi at la amoon faat nañ ko ci diwaanu Bargny xale bu am fukki at ak juróom ñaar moo faat xale bu jigéen bi yéene kaay bi daal di may xamal ne ca booru 19h la ñu xam le ni Anta faatu na ma nga woon seen kër nag ba takkusaan ca la ko yaayam di seet gannaaw ba muy waajal ndogu la Anta dañu koo fekk ñu xoj ko ba gémmiñ gaag ba kan wa di génnee deret yéene kaay bi ne ma am na kun ci jàpp de libération daal di may xamal ne Mamma de la tudd moom xale bii nga xam ne moo faat Anta Ndiaye fukki at ak juróom ñaar la am moom Mamma mi ngi juddu le 2 janvier 2005 xale bu góor bii tailleur la ma nga dëkk ca Bargny te ba muy faat Anta Ndiaye xale bii mbuub ma nga taxawoon boot beneen xale ci ginnaawam xale bi ne dama jàpp Anta ci loxo boot beneen xale di dem jëndi këriñ ci la ma woowee ci bâtiment bi di ma wax waxu xale bu jigéen bu mu doon bëgganteel te mu bàyyi ko na muy expliquer Anta sax comprendreul ca la ko ne loo may xoole hop ca la dalee ca kawam tàmbalee dóor tàmbalee xoj ba daal di koy faat ca laa dawee man génn bâtiment ba muy daw nag ca la mbaxane bébé ba mu bootoon daal di wadd mbaxana moomee moo yóbbu enquêteurs yi ba ci Mamma mi nga xam ne moo faat Anta te defu ko dara moom xale bi mbuub nga xam ni moo fekk lépp de gars yi ne mi ngi ñu téye ba tey ngir enquête bi waaye Mamma ba tey dafa noppi nanguta wax tribune ne ñeent ci sage-femme yi dañu ngi ci kaso bi ñoom ña nga xam ne ñoom la ñu tuumaal ne dañoo sàgganee astu soxna ba mu daal di faatu yéeni kaay bi dee média bi ne ma ña nga ñu téye de l'enquête quotidien na ma partie civile bi kay dafa bëgg a yokku jéegoom ndax nag état bu Sénégal bëgg nañ ko dugal ci biir procédure bi yemunu ca nee ñu daañu déposer ab plainte ngir gynéco bi déposer it ab plainte ngir directeur général ba woon nga xam ne dañu koo dàq l'enquête ne ma sage-femme yi fa la ñuy korité ndax seen demande liberté provisoire bi dañu koo dàq moo tax it gaa yaa nga yëngu-yëngal Macky Sall talal leen loxoom laas yéene kaay ne ma Macky Sall du ñoom rek de talal na loxo nag bépp secteur boo xam ne jamono ji yaa ngi ciy grève ngir ñu ànd defar réew mi maître Ousseynou Gueye avocat partie civile bi ci alerte quotidienne ku waxul lii de wax la ca des ndax gynécologue bi ci boppam certificat de décès ba ca këram la ko defaree libération yéene kaay ne lu mën a amit sóor leen ni ñoo ngi faat suñuy doom le mandat ne ko suñu doom yi ci boppam ñoo soxla ab taxaw ak wallu moo tax it protection sociale des enfants ña ngi koy sàkku ndax bari na xale yoo xam ni saa si tembe ñi ngi ci mbedd yi nekk ci tali yi te foofee la ñuy fanaan fa la ñu dëkk at wu yàlla sàkk ñu ne daañu ci ut solution France daal di xiddeem turbine yéene kaay ne solution de réewum Sénégal mi ngi koy tàmbalee am ci ñàkk gi Sénégal daal def nag jéego goo xam ni mar day taal yi ñetti téeméer ak fanweer ci milliards lan leen lebal daar ñoom Sénégal ci lu ñu duppee nag sukuk du lu njëkk loo xam ne ñi ngi ko tàmbalee fii ci Afrique yéene kaay bi ne ma tay leneen sphère bu jam ñaajo ci li ñuy fay ay ati at nag war ko jëlee ci autoroute à péage bi ak ci port bu Ndaayaan bi laas yéene kaay ne moom kay jamono ji Abdoulaye Daouda Diallo gannaawam bandak ndax mi ngi tibbi milliards di andi ci réew mi laas ne ma lu toll ci juróom-ñaari téeméer ak ñetti milliards yokkal nañu ko sunu appui budgétaire critique ne terewul réew mi dara doxul de Macky Sall xam na loolu ba lu toll ci juróomi téeméer ñeent fukk ak ñaari junni lu toftal juróom-ñeenti téeméer juróom fukk ak juróom benn war na leen dimbali moom président Macky Sall Le Soleil yéene kaay ne ñeent fukk ak ñetti milliards de la président Macky Sall war a séddale ñooñee war leen ko jébbal nag doore ko fukki fan ci weeru mai dañ leen di yónnee xaalis bi ñi nga xam ne président jàpp na ne ñi ngi ciy jafe-jafe xiif lekk jamono ji laas yéene kaay ne coono ak sénégalais yi day jeexagul ku foog ni jeex na jàppal ne soriyantoon na ak luy jeex ndax nag Omar Diallo directeur du commerce intérieur nee na Sénégal daal mi ngi jëm ci guddi gu bët setagul jëm nag ci jafe-jafe yu metti ci loo xam ne war nañ koo jébbal ay ñam ak i lekk suñuy marché alerte quotidien ne sénégalais yi day waajal leen seen bopp ndax nag lu raw souffrance naqar gi ngeen doon dund fan yee ak weer yeeg at yee lu ko yées mi ngi bëgg ñëw ci réew mi gannaaw carburant ak gaz Sénégal dee ngi wër dawlin mu nekk doom bu góor ci moom te boo moytul léegi mu tàmbalee manqué ci réew mi Indonésie ak Malaisie nga xam ne desel nañu ko nanguwunoo jaay la ñu dese ndax àdduna wër nga këpp moo ko manqué le gouvernement gu Sénégal tey ji dinañ janoog taskatu xibaar yi wax ak askan wi ay kàddu dëgg xamal leen nag saa si tembe bari na luy manqué ci réew mi faaw ñu takk suñuy biir booba l'observateur ne ma Sall ngaari lam tooro buur géde day ma nga tal élection législative yi rek yéene kaay bi ne ma Macky Sall fi mu toll nii dafa mel ni na ku soobu cib guerre ngir waajal yooyu la élection am na ndaje boo xam ne war nañ ko amal ca palais de la république tey jii Macky Sall nag war a dajeek ay kàngamam ci wàllu politique lu toll ci ñeen fukk ak juróom benn ci rapport président de la république jot na ko loolee nag ca la ñuy sukkandiku ngir tàmbalee nag dugg ci élection législative yi l'exclusive yéene kaay ne ma Abdoulaye Daouda Diallo ma nga ca de lu mu wutal président ci parrain doyul l'évidence yéene kaay ne ma maire bu Njumit Cheikh Omar Anne daal dinay utal président Macky Sall lu ëpp juróom fukki junni ci parrain le mandat yéene kaay ne Macky Sall lu mu ut ci parrain bu mu fàtte ni day ñaar ñii ñooy adversaire am ci langu politique gi saa si tembe te ñii ñoo ko nar a xañ ndam li ci élection législative yi benn bi moom moo di jafe-jafe yi nga xam ne sénégalais yi am nañu ko ngir daal di gis lu ñu dundee buñ ko gisee lu ñu ko jëndee daal di metti ba jéggi dayoo lépp
yokk saa si temb ci réewum Sénégal yemul ci yokk waaye daanaka lépp manqué ci réew mi di jëx-jëxi réew mi di bëx-bëxi askan wi sonn lool liggéeykat yi ak i syndicat yi nekk ci grève goo xam ne daanaka jeexal ko yombul ci réew mi te askan wi nga xam ne ñooy dund di dem di jënd ci marché yi di feebar di faju ci l'hôpital yi di am soxla di dugg ci entreprise yi ngir faj ko ñooñee nag ñooy am jafe-jafe saa si temb ci réew mi le mandat yéene kaay ne Macky Sall bu mu juum de xiif lekk gi bokk na ci adversaire am ci réew mi waaye tam wàllum ngóor jigéen xeex gi ñu koy xeex ci réew mi te président Macky Sall mel ni ku ci dëgg ak tànkam loolee doon na adversaire am ci élection législative yi tribune yéene kaay ne Cheikh Omar Diagne may xeex ngóor jigéen te ñu tëye ko ca kaso ba démb day ba ñu ko doon kaasal gaa yi nga xam ne dañ ko doon kaasal da dañ leen tëye le mandat ne terewul Macky Sall daal na xam ne ñoo ñooy adversaire am Sud Quotidien ne président Macky Sall daal bëri feem rek ba nii kenn xamul lan lay dogal ci élection présidentielle yi day doon candidat 2024 am déet Macky Sall daal loo ko foogee tey suba mu génn ci leneen ci brouiller ay piste le président de la république dëkkee ak ñun le mandat ne ma coalition bu yees ci l'opposition bi day daal dinañ koy taxawal l'observateur daal dama taxawagul de waaye jafe-jafey guerre de positionnement daal dinay am diggante docteur Abdourahmane Diouf ak Thierno Alassane Sall ku ci nekk ci ñoom bëgg na taxaw ci combaxtandaluk boobule coalition yéeni kaay futur média bi ne ma Serigne Mboup it bëgg nañ ko ca boole waaye teg nay condition Boubacar Camara yi daal dinay tegi condition tribune yéeni kaay ne ma ambition yi day moo nar a yàqit coalition Yewwi Askan Wi ndax na xam kan mooy tête de liste départementale bu Pastef lii nar na tasar coalition Yewwi Askan Wi source aane ma dugg Cheikh Abdou Bara Dolly ci Yewwi Askan Wi da jafe-jafe nga cay am ndax nag PUR àndul ci mu daal di dugg ci boobule coalition moom Cheikh Abdou Bara Dolly waa PUR nee ñu dafa jëloon kaddu yu ñagas daal di koy teg ci Serigne Moustapha Sy loolee tax na njiital Moustarchidine wala Moustarchidaat ne Cheikh Abdou Bara Dolly du bokk ci coalition Yewwi Askan Wi te boo moytul nag wàllu Sénégal moo cay gagné yendu leen ak jàmm mbokk bor boobu man ci ñi war a fay si laa bokk de léegi ñeenti sage-femme yi nga xam ne nii dañu leen doon àtte ni ki démb ci procès bi démb loon ubbi ñu renvoyé ko ndax xam ngeen ne kon ñoom foofu la ñuy korité ñoom ñeenti sage-femme yooyu ndax nag demande de liberté provisoire bi ñu doon sàkku kenn mujju leen ko nangul donc ñoom fa la ñuy des si kaso ba foofu la ñuy passé correcté bi ndax xam ngeen ne it Yewwi Askan Wi dafa mel ni fu mu nekk nii si tas la gën a jege de du samay kàddu nag yéene kaay groupe des médias moo ko wax nee nañ Yewwi fu mu nekk nii au bord de l'implosion dañuy waaj a tas li koy bëgg tas nag du lenn lu kan la ñuy tànn ngir mu nekk tête de liste départementale bu PASTEF. loolu bu PASTEF. tête de liste départementale bi lañ jox. bu PASTEF te ne bu diwaanu Dakar. donc yéenekaay bi nee na loolu ci boppam. abal ma yéenekaay la tribune. léegi moo wax leen tête de liste départementale PASTEF. ci Yewwi Askan Wi. mais biir Yewwi Askan Wi xam nga xëccoo bi day bari boobaa. kay tasul ab coalition nag. abal ma xool. fan ñu ko ñu xool. Yewwi Askan Wi voilà à quelques encablures des législatives de juillet les partis et mouvements politiques s'attellent à nouer des alliances pour avoir un maximum de députés à l'Assemblée nationale. Mais parmi les coalitions en liste Yewwi Askan Wi est celle qui est la plus gravement menacée d'implosion. foofu nee nañ fu mu nekk Yewwi Askan Wi li leen di yoot mooy tas c'est le cas notamment à Saint-Louis où des membres de la coordination du parti des patriotes africains de Saint-Louis donc pour le travail et l'éthique et la fraternité sont contre la décision de la commission nationale d'investiture sur la désignation de la tête de liste départementale de PASTEF pour le compte de la coalition Yewwi Askan Wi donc foofu sa Saint-Louis waa Yewwi dañoo tànn ku nga xam ne ni ñoom bëgguñu ko te Pastef la bokk. te Pastef la bokk ñoom bëgguñu ko loolu moo tax ñu ne nag foofu noonu Sadar boo maytu si tas la jëm yee parce que léegi leer na léegi cas bi leer na libération de Cheikh Oumar Diagne fu mu nekk nee nañu démb si marché bi ñu doon def leeragul leerul kay c'est-à-dire c'est un titre boo xamee ni bon non titre bi dañuy junj boo bindee Yewwi au bord de l'implosion dindil Yewwi nga def Benno au bord de l'implosion dindil Benno nga def gëm sa bopp au bord de l'implosion gis nga investiture ci lu jëm ci élection législative amul benn coalition parti ba ci bu mujj génn nii boo ki dem xaw ma démb nii boo xamee ni ça va se passer de manière très nette et très calme sans que kenn bañ a am coow implosion moom si ñoom ñëppay xëccoo c'est valable pour tout le monde mais xam nga man dama yem ci la tribune li mu wax la tribune dafa bind Yewwi ma yem ci Yewwi bu fekkoon dafa bind Benno ma wax Benno gëm sa bopp moo gëm sa bopp voilà le témoin moom li mu bindul lenn lu dul ay audio histoire audio nee na yàgg na ci réew mi ndekete de audio yi daa ji saar kase de audio yi ndekete mi ngi doore ca yéen a ngi fàttaliku chantier yu Thiès ya ndaamal Kajoor biñ ko fi naree fungaat jot naa dugg sax de nee na bi coow li naree bari moi et lui waaw bi coow li naree bari ay audio rek la sànni
yenn presse yëpp reprendre ko nee na audio yàgg na ci Sénégal bi audio yi buñ foog ne lu bees la de ba nit ñi commencé tiit audio yàgg na comme nag Ndamal Kajoor moo mën a tas ay audio partagé leen ko kon nag keneen kuñ fi audio bu mu la bett ba tey yéen a kaay groupe des médias yéen a kaay le témoin dafa ñëw ci wàllum législative yi Abdoulaye Daouda Diallo sa Podor jot naa collecté lu toll ci 73 000 ci ay parrain maanaam signature yi nga xam ne jamono ji moom moo leen teree nelaw le vrai journal Parti démocratique sénégalais et la candidature en 2024 nee nañ Karim à tout prix donc nag li mu leen jaral na leen ko bu yeboo ñu xam ne Karim Meïssa Wade moom dana wàcc fii rek te dina bokk ci législative yi kalaa naan naam nag na fa ba booba fa dëgg neex yàlla kalaa naan naam na fa nee na ñëw à tout prix donc candidature bu 2024 donc ñoom seen candidat kenn la muy Karim Meïssa Wade te dina bokk ci élection yi ñoom loolu la ñu wax à tout prix en tout cas kalaa naan naam na fa nag nekk feene di envoyé audio ak yooyu te nga war a mën a ñëw war dana yomb de xeexal leen ma ndax ma ñëw yónneetul sax audio fu mu nekk nii moom pourtant moom naa pour ndoolu ci audio yi def fu mu nekk comme audio dafa xew. da ko yónnee audio mu bàyyi yónnee audio. day woote fu mu nekk nii bàyyi na audio bi. waaw woote bi tam mën nañ ko enregistré de. affaire Astou Sokhna ñeenti sage-femme yi nga xam ne nii dañ leen juróom-benn sage-femme la mais ñeenti ñi dañuy desandi sa kaso ba ndax liberté provisoire bi ñu doon sàkku kenn joxu leen ko. accident yi nga xam ne moo am ci tali bi président Macky Sall nag fëggaat na ci table ji sàkku nañu daal di appliquer su nu mu gën a gaawee permis à point bi nga xam ne jot na jàll sa assemblée nationale nga permis à point ni ñu koy appliquer ci ñi nga xam ne ñooy daw si tali bi. raykat nit noonu la ñu war a appliquer c'est xaw ma permis à point lañ koy tuddee xaw ma. boo rayee nit même buñ la mënul rey ñu dagg sa benn cër. nga gaañaat kenn ñu dagg beneen cër ba nga daggaat non ñu lay wàññi par benn comme permis à point yi nii boo defee benn infraction ñu wàññi benn point. fii ku fi rey rek ñu dagg benn cër. nga defaat ñu daggaat benn cër bu yàggee dootoo def parce que boo xoolee cër bi ñu dagg di nga nekk lii kat damaa def lii njombe moo tax ñu dagg loxo bi. wala ñu dagg tànk bi. permis à point dañ ko war a appliquer ci nit ñi tamit loolu dina ci baax xoolal andil ma grand place fii bu ma nee nekk mooy Anta Ndiaye. ak anam gi ñu ko reyee mu mel ni kon suñu police bi ñu leen di jaajëfal bu baax def nañ ci liggéey bu am solo boo leen mënee jox rek grande place mu mel ni présidentielle bu 2024 voilà laata ñuy ñëw préparé leen ma kon Sud Quotidien après ngeen jox ma ko fii meurtre à Bargny de Anta Ndiaye âgé de 5 ans jàppale ne kon ni ki rek altine bi passé la ñu gis ab néewam ci benn tabax waaye nag ku am nee nañu foofee sa Bargny fekkoon li waral coow li ndekete xam nga souvent dama koy wax fi nee nañ kii di def njombe yi souvent da lay xam ku la jige lay doon moom buñ sukkandikoo ci yéene kaay bi kii nga xam ne moom moo ko faat magam la daan génnal jote nañu kay nga xam ne moo ko mayoon jéem a doon def médiation ñëw mi ngi boot benn bébé si tabax yooyu doon waxtaan ak moom mi ngi àndoon ak xale bi mu ñëwee taxaw wax ji jëm na kaw mu mer xale bi mu ngi koy taxaw di ko xool xamul di ko xool fixé ko mu nekk loo may xoolee xam naa mere nag xamul ni muy def ñoo xam ne buñ meree dañuy am ànd ak xadar xooj xale bi xooj na xale bi ba ndaw si nga xam ne moo bootoon ab liir doon waxtaan ak moom xam ne kii fu mu nekk nii xale bi gémmiñ gaa ngi génne ay furit ba bakkeen bi di naaj mu daw bi mu dawee bébé bi mu bootoon mbaxane bi moo wadd loolu moo leen feeñal mbaxane boobe boobu boobe mu bootoon mais kon ndaw si itam bi mu dawee dem daw dem waxul ñoom ñaar ñëpp fu mu nekk ñu téye parce que nee na moom dafa tiit na bañ moom peut-être après ñu daal si kawam te xale bi def loolu nee nañu 17 ans la am donc yéenekaay bi ñëw na ci détournement la ñuy waxtaane foofee xam naa loolu waa tës dinañ ci ñëwaat El Hadji Mouhamadou Mansour ak mbirum Anta Ndiaye mi xam nga ne kii def lii 17 ans ñu teg la loxo nee nañu nag foofee sa mairie bu Dakar Barthélémy Dias njortees nañu kon dafa def benn détournement ndax ñi ko joxoñ baaraam nag détournement boobu moo di conseil yu Benno Bokk Yaakaar ndax nee nañu fu mu nekk dafa mel ni kuy waajal campagne am moo tax def na ab ay virement yi nga xam ne ni wax fa dëgg neex yàlla xel tee na si te njort nañu ne kon ab détournement la boo ñu mënee andi Sud Quotidien fii tamit Sud Quotidien parce que 59 jot na laata ñuy dem ci 8 Yacine di ma dàq Sud Quotidien boo ma ko mënee jox foofu ñu wax si avant ñuy dem ci Le Soleil dafa ñëw ci 43 milliards yi nga xam ne fu mu nekk nii dañ ko fas kéene séddale 542 956 ci ay njaboot yu nga xam ne nii dañoo sonn jamono ji seen loxo jotul seen ginnaaw ndax xiif gi mu ngi leen di yoot loolee nag cash transfert la ñu koy defee sànq 8 transfert laa wax donc cash transfert lañ leen koy joxe ku si nekk dina am à peu près ay 80 et quelques mille Sud Quotidien su ma ko mënee am fii dina baax de ñu ñëw ci
ayca 30 milliards yi sànq maa ngi leen koy wax mooy àbb bi nga xam ne dañu ko àbb ba noppi dugg si autoroute à péage bi yéen kaay bii di le quotidien c'est le dikkan ñëw nañu si l'exclusif mu wax ñu collecte bi nga xam ne moo jëm ci wàllum parrainage bi Podor Abdoulaye Daouda Diallo la nga xam ne jot na ko fa dajale les échos si loolu la ñëw Sénégal nag ak alerte di préparer li nga xam ne direct news wala alerte coow li nga xam ne mi moom moo tiital askan wi jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy dund banque mondiale dànqaafu na woon nee na soo mooyul fii ba 2024 wala 2022 la 2024 lu ni mel du arrêté dafay gën a metti njëkk yi carburant bi gaz bi ak nag fi mu nekk Sénégal sax dem na fu mu nekk mu ngi uti ji diwliñ ndax nee nañ foo méttiwul diwliñ dana manqué comme ñoom ñu ngi dem ci réew yi xool ni ñuy def ba mën a am diwliñ ndax dem nañu sa Indonésie ak Malaisie waaye ñooñu dañoo bañ jaay seen diwliñ bëgguñu ko jaay ndax nag wóorul comme réew mi nee nañu lu ñu wax ñu ne Grèce bi guerre ba am sa Ukraine comme lépp guerre bi la guerre moo tax lépp manqué donc ñoom seen diwliñ balaa muy manqué ndax guerre bi ñu téye seen diwliñ bañ kaa jaay kon nag Sénégal mi ngi uti ji diwliñ présidentielle 2024 si yéenekaay bi di Sud Quotidien nee nañu fu mu nekk nii dafa mel ni lépp mi ngi dajale si président Macky Sall moo téye mbir mi lu ñaan fu mu nekk nii da ngaa téye matinal bi fu mu nekk dañ naan président Macky Sall moo téye li nga xam ne mooy présidentielle bi ci nan nee nañu fexe na ba ku wax 3e mandat ci moom ñu dagg sa bopp kenn amatul droit ku yeboo laaj ko Oumar Youm kenn amatul wax droit wala sax kenn mënatul wax ci 3e mandat bi tam nekk seen biir benn ñaar ñi nga xam ne jàpp nañu ni kon mën nañ nekk ay probable adversaire yu nga xam ne mën nañ ko sonal fexe na ba yoon am lu mu teg seen kii mooy épée de Damoclès bi mi ngi seen bopp fu mu nekk nii Ousmane Sonko am na dossier bu nga xam ne mi ngi ci wàllum yoon kii di Khalifa Sall waxaale ñu ko moom it am na dossier bu nga xam ne nii mën na kaa tere mu nekk candidat Karim Meïssa Wade sax moom kala naan naam faf da nga fay ne ñoom ñi di wax candidature Karim Meïssa 2024 du coup fu mu nekk nii moom kese moo mën a xam ani ñan ñooy candidats yi 2024 fu ñu toll nii moom président Macky Sall te 3e mandat nee na bu ko fi kenn tudd ñu jeexaleex Sénégal bi nga xam ne jot na def emprunt bu mag 330 milliards yi moo xam ne jot nañ ko wax kon nag Yacine l'enquête moom it noir la woote parce que moom it l'enquête ñëwul ñu jeexaleex ban bi bala le mandat moom it noir la woote tey nag Yacine yow sa quotidien yëpp noir la ñu woote xam lu leen jaral loolu jeex na kon comme yëpp noir la ñu woote kay si yenn yi kon l'essentiel ñëw na la partie civile vise gros moom mooy mbiru ñeenti sage-femme yi nga xam ne téye nañ leen dañuy des sa kaso ba fa la ñuy korité ñaar ña sa des jot nañ leen bàyyi mais nag procès ba dañ koy tëggaat ndax dañu woote waat dañ defaat appel su dee sonn na borom dañuy bàyyi El Hadji Mouhamadou Mansour le député du peuple